ndu xaaraane yaa bari jom sagandu ke bambay sabay yaa bari jom sagandu xaaraane yaa bari jom ke bambay sabay yaa bari jom sagandu lay werante kon bala ñuy soobu ci waxtaan bi rek ñu def ñu jàng fatiha salatul fatiha ayatul kursi lixlaas falax ak naasi tatagal ko mi muy bëgg moo ko xam yàlla na ko ci yàlla defal tawfiix ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin allahumma amin. waaw yéen it teg leen ci di leen sant ci ñëw bi ngeen ñëw ndax tey jii gis ngeen ne dëkk bi tooy na xeeb moo yéex tax sax ñu yéex a commencé donc yéen it maa ngi leen di nuyu wax ji nag du gudd parce que comme fi mu ne nii temps bi moom dafa xaw a jafe donc li ma ci doon wax guddul gàttul mooy sama président dafa ñëw seet si ma di Abdoul Mbaye te defe naa ne kenn dootu ko présenté mooy li Abdou wax léegi liggéey tax koo jug man Soukeyna Diop ku ma xam ne politique musuma cee dugg musuma cee sori waaye yàlla dafa def ma xam soxnaam mu nekk sama mag sama xarit tax si dolli moom mi ñuy àndandoo ci ay voyage ma nekk ndoog moom jàngaleen bu baax parce que man dama nekk koo xamante ne lépp loo xamante ne wóoluwuma ko rek duma ci dugg ba tax na nag ba ma xoolee ba sama xel dal ci li ñuy nekk yëpp ci lu jëmale Sénégal kanam ci lay wax ci nan nañuy def ba Sénégal situation yi mu nekk nii mu jóge ci jafe-jafey sénégalais yi parce que chaque jour mi ngi koy jànkonteel ñuy ñëw di ko wax prési bu dul jeex bu dul xaaj parce que nag xëy na bëgg Sénégal moo waral tey mu dugal loxoom ne dafa bëgg jot Sénégal ndax yàlla def na bu doon ne ci jaar-jaar rek la wala ci doyal maanaam ci daraja yàlla defal nag ko donc tey ji bu demee ba Sénégal jaral ko mu bàyyi lépp loo xamante ne mu doon teraangaam ci biti su may joxe exemple nationalité française am mu mën koo renoncer ndax Sénégal moo ko ñor ñun ñu ne fii di xaar pour sunu nationalité pour sunuy doom ëllëg kon loolu defe naa ça veut tout dire sama président ngi nii ma di leen ko présenté mu waxtaan ak yéen te di leen ñaan rek ngeen bàyyi xel bu baax ci li muy wax xam ne li muy wax yépp lu ko ñor la sant naa leen gërëm naa leen ci seen taxawaay jërëjëf
xam naa ni Abdou Mbaye avant ñu koy jox parole bi Abdou Mbaye mi ngi judd ci le 13 avril 1953 à Dakar Abdou Mbaye nekk étudié en France. mu mel ni tey école boobu sax dafa mel ni tey la xew parce que tey koo dégg mu ne dama bëgg dem defi HEC. moom déjà 1976 il était diplômé dans cette école. Université bon la jàng Paris université professionnellement en 1977 ci Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest mooy BCEAO xam naa ñi gën a xam Abdou Mbaye nag ci wàllu banque lañ ko gën a xam ci 1977 la dugg BCEAO donc bi monsieur Alassane Ouattara mi nga xamante ni tey yaakaar naa ni je pense si je ne me trompe pas moo nekk président Côte d'Ivoire. Président Côte d'Ivoire. Alors ensuite monsieur Abdou Mbaye dirigé na plusieurs établissements bancaires au Sénégal de 1900 à 2000 Sénégal dirigé compagnie bancaire de l'Afrique de l'Ouest mooy CBAO ñu ci bëri man fa laa ko commencé suivre bi mu nekkee CBAO n'est-ce pas aussi dirigé banque sénégalo-tunisienne mooy BST et Attijira banque bu Sénégal mooy CBAO tey ñun ñii ñëpp utiliser nañu ay support président Abdou Mbaye te xamuñu ne moom moo ko dugal Sénégal. parce que fii kan moo fi nekk te dugaloo xaalis Sénégal par Western Union wala par MoneyGram moom moo ko dugal Sénégal moom moo fa dugal MoneyGram moom moo fa dugal Western Union mu nekk président Amin mu nekk premier ministre de la République du Sénégal le 3 avril 2012 nekk ci ginnaaw président Macky Sall liggéey ak moom Sénégalais yëpp rafetlu woon ko nag parce que nee nañ ñu ngi doog a gis nag un bon premier ministre. boo xamante ni nit ñi amoon nañ ci moom yaakaar waaye yàlla dafa def du moom la Sénégalais yi faloon kañ faloon commencé def ay façon mënu ko digérer mu bàyyi ci le 1er septembre 2013. mu nekk président nekk aussi membre du conseil présidentiel de l'investissement CPI nekk aussi premier président du groupe interbancaire monétique n'est-ce pas. tey ci ndombo tànk wala médaille yi ñuy gën a tabbalaate ci diggante Sénégal ak France bu ci tabbal nañ ko. commande du Sénégal chevalier de l'ordre national du Lion nekk grand croix de l'ordre du mérite français donc kooku mooy président Abdou Mbaye nekk un exemple yaakaar naa ne xaw ma kan moo fi njëkk a wax ne yaakaar naa Mamadou Lamine Badji la ne bu ñuy war a fal ci réew mi am na solo. Napoléon daf ne woon ce qui m'oppose aux dirigeants africains c'est parce qu'ils sont contre leur peuple moom il n'est pas contre son peuple ci wàllu teraanga li mu am su ko neexoon mu toog di dund tranquillement dans la discrétion ti kenn du ko xam am teraanga bu nekk mais su yeewoo suba teel gis ne peuple am sonn nañ peuple am doy na waar fi réew mi jëm du foofu mu dugg taxaw ci wetu président Macky Sall xam ko bu baax xam ni kii nii ñu jox réew mi. mënul yóbbu réew mi fi ñu koy yóbbu fi ñu yaakaar ne fa la jëm mu démissionné bàyyi ñëw ne damay dem politique yi perte lépp à pour tey mbégte ko fii ci Brescia président vous avez la parole. waaye ki nga xam ne kii mooy définir la politique de la nation te constitution may ko loola man dafa am lu ma fàtte woon ci moom li mu am yëpp ci àdduna ci politique la ko jëlee te nag Sénégal rek nga mën a gis politique ci fukki at ak lu ko gënal nga mën a falu président di déclarer 8 milliards de francs CFA. kon nañu bàyyi xel ci loolu ndax élection mi ngi ñëw waxuma ne voté leen diw ak diw ak diw non nañu jàng ci biir élection ak ci ndax ñaari élection sax ñoo am en 2019 ak bi nar a ñëw te mu am solo lool c'est les élections de proximité élection locale saa yu ñu waree fal kenn te yéen nag ngeen loolu itam am solo lool ndax man dama jàpp ne politique yeete la
am ngeen ci wàll yéen ndax yaakaar naa Moustapha yaa ko doon fàttali ku ne ci yéen am na au moins fukki nit ci Sénégal ak lu ko ëpp sax yenn saay boo waxtaan ak moom mu mën ko jàpp te lii may wax nii moom ngeen di dund fii bu ngeen di xool naka lay dëkk yi di doxee fii ci dëkku Europe kon am na solo yeete boobu ñu mën ko yeete ña nekk ci Sénégal di voté fii moom dina yomb waaye fële itam soxla nañ ko votel leen ñoo xam ne soxla wu ñu politique bu leen votel nag itam koo xam ne ñëw na jox leen junne ndax votel ma ndax kooku bu la ko defalee mi ngi xaar juróomi at yi ñëw mu mën la joxaat junne am sa vote du masa góorgóorlu ba nga génn ci li nga ne ndax nga votel ko la sopp moom la bëgg mooy ma bëtam kon du fexe ba nga mën a génn ci loolu soxla junne bu loolu amee ba noppi ñu war a fàttali ne ki toog mi ngi wër Sénégal di campagne di diggaate waaye am na lu mu waxoon itam te jëfu ko te mu am solo lool gestion sobre et vertueuse la patrie avant le parti mandat de 5 ans que je vais réduire parce que pour le faire passer de 7 ans à 5 ans ana loolu yëpp ressources naturelles à défendre loolu mu dugal ko ci constitution bu bees bi fekk def na li muy def ba pare am lu muy waajal kooku mën nañ ci ñoom xëy na tout à l'heure ci waxtaan kon kenn du ko tax ñaari yoon faut qu'on se réveille ba mën a xam loolu mu am nag loo xam ne itam jàpp nañ ko ñoom waaye mu méngoo it ak ni ñu doxalee politique jàpp nañu ñoom muy seen priorité dinaa ci dellu si muy li ñu mën a tuddalee grand projet mais programme boo ko bëgg a taxawal te jàpp war ko doxal ci politique autrement bi ñu doon tudd maanaam politique boo xam ne day jiital njëriñu réew jiital njëriñu askan da ngay seet lii doon priorité ci sa askanu réew fii ñu toll nii tey Sénégal priorité Sénégal mooy benn xeex xiif ndax xiif am na Sénégal am na ca kaw nga làq nañ ko nag lu yàgg làq nañ ko ci naka ci bañ ko wax benn waaye itam ci wax lu dul dëgg naan production céréalière doublée en une année foofu fan nañ ko mën production arachidière 1,4 million tonnes jëlee ko ci 1 million de tonnes yóbbu ko 1,4 million tonnes te feeñul ci jiw feeñul ci taw feeñul ci suuf bu gën feeñul ci engrais bu ñu joxe feeñul ci financement de campagne 1,4 million tonnes man financier la man bokkoon naa ci ñi financé campagne agricole waaye 1,4 million tonnes 210 francs de kilo plus les frais de transport war nga ci génne lu xaw a 240 milliards de francs CFA ñu naan ñoom 30 à 40 milliards lañ ci génne c'est ok capacité industrielle bu mën a traiter gerte ca Sénégal maximum capacité théorique de la wax 500 000 tonnes boo ko seetee 350 000 tonnes la mën a traiter ñu naan 1,4 million tonnes d'arachide ana boobu gerte loolu la ñu def itam ci ceeb bi 1 million de tonnes de riz foo ko wër presque doo ko fa gis boo demee ndax def nañu tournée ca foofu yëpp koo waxtaanal mu ne la daaw ak bu fekkoon ne ñett lañ doon béy ren ñaar lañu béy ñoom ñu naan jàll na de 500 000 tonnes 600 000 tonnes à 1 million de tonnes ba ONU ca boppam a faw moo mujjee wax xiif am na biir Sénégal te Sénégal mënu ko faj kon loolu ñu war a jàpp ne muy suñu priorité numéro 1 échec bu métti la loolu 60 ans d'indépendance fii léegi ñaari at te mënuloo fexe ba ca sa réew xiif bañ fa amati
ñu teg ci itam ñàkk bu bari ñàkk bu metti ñu tuddee ko extrême pauvreté ñun loolu lu ñu jiital mu war a doon priorité xeexee ko naka nag war ko xeex ci naka benn fay daal mbéy naatal mbéy te bu boobaa dinaa tontu ki nga xam ne ci àgg nañ ci sànq mooy Mamadou Lamine Badji loolu yëpp tëral nañu ay yoon yoo xam ne war ca jaar maîtrise de l'eau doon lu am solo lool te dinaa ci dellu si bu ci kanamee ndax loolu am ngeen ci wàll bu fekkee ne àgg nañ ca yéen les travailleurs du MICA ak yeneen ak yeneen ak yeneen boo faydaalee mbéy ba naatal mbéy bu ma nee mbéy nag maa ngi xalaat mbéy mi ci boppam ak itam càmm ji ak napp ji bu boobaa dund bi dina gën a yomb xiif dina mën a génn Sénégal dund bi dina gën a yomb ca kaw ga waaye dina gën a mën a yomb ci dëkku taax waaye xiif am na itam ci dëkku taax yi kon foofu naka lañ koy xeexee li ñu jàpp mooy nañu fay daal suñu artisanat nag yéen xam ngeen ko du doon artisanat d'art maanaam yett jembe ak ay masque du loolu képp koo xam ne yaa ngi liggéey ak sa loxo ak outil ànd ceeg ay associé ak ay apprenti yaa ngi ci artisanat te amul réew boo xam ne jàll na li ñuy wax émergence te faydaaluloo sa artisanat ba mën ko indi ci semi manufacture artisanat familial semi facture familiale manufacture ba ca industrie yoon woowa dañ ca war a jaar te nag mu mën a yomb ndax dëgg la ñi faydaaluñu lépp loo xam ne dafa tuuti dañ ko xeeb sax informel petites entreprises non ñu ngi wuti grand projet dinaa ci dellu si waaye boo seetee lu jëm ci ñaw mais ñaw mooy secteur bi ëpp employé ci Sénégal ba noppi ñu am ci expertise boo xam ne réew boo dem muy Mauritanie muy Mali muy Gambie muy Guinée Conakry Guinée Bissau ba ca Côte d'Ivoire mais Sénégal yi ñoo fay nekk di ñaw loolu jëm ci confection boo waxee tëgg urus mais Sénégal yi ñoo ci mën foo dem fekk leen fa ba ca Anvers ba ca Turquie ba ca Arabie Saoudite ak Iran nga bàyyi loolu ñëw ci menuiserie métallique kazalika menuiserie bois idem cordonnerie ku xam ndaan nga xam ne lu ne mën nañ ko jox mën nañ ko kon ngaañ mexe kon dañu war a seet naka la ñuy dimbale yooyu secteur yooyu liggéeykat ba yóbbu leen ci ñu mën a ku doon def ñaari dàll ñetti dàll juróomi dàll bés bu ne mën a jàll ci juróom fukk téeméer et cetera et cetera bijouterie yi Abdou wax na ko sànq suñu programme nag dañ ko taxawal ci jóg di waxtaani ji ak ña nekk ca métier ya ku ne ci ñoom suñu programme boo ko liree di nga gis li tëgg urus soxla di nga gis li cordonnier soxla di nga gis li menuiserie bois soxla yu bëri sax man maa dem ba ca ñoom toog taxawal atelier canal 4 menuisier ya ñoo toog waxtaan génne lépp war a taxawal ay village de métier war a taxawal itam loolu pour l'artisanat ay centre de développement de PME et de PMI ci kaw mën a Alfred mi ngi ko doon wax sànq ndax dëgg la boo ñëwee tey ne
PME de délocalisation PME na italien yi seen entreprise yu tuuti yi nga xam ne ñu ngi leen di war a tëj fii na ngeen leen indi Sénégal mais foofa leen di yóbbu y a pas de centre d'accueil ce sont des zones industrielles yoo xam ne dañ ko war a taxawal loolu yëpp mi ngi ci suñu programme kon bu fekkee ne ci réew dañu jàpp loolu bëggal nga ko koom-koom bu gaaw bu ñu mën a tuddee émergence na nga ko tabax ci secteur boo xam ne moo ëpp li muy yor ci nit ñu ciy liggéey yu ciy yëngatu ak itam muy secteur yoo xam ne ñi ciy yëngatu miin nañ ko xam nañ liggéey bi mu des formation professionnelle bu ciy yokku ak formation continue loolu yëpp itam dugal nañ ko ci programme bi dëgg la nag programme bi itam di nga ci gis loo xam ne jëmul ca loolu mooy li jëm ci wàllum koom-koom dëgg waaye amul Sénégal secteur boo xam ne mën nga ko tudd ba pare doo jàpp ne mi ngi sooxe walla mu ngi nërmeelu amul muy santé muy éducation donc ci loolu yëpp am nañ ci ay propositions yoo xam ne def nañ ko ci te def nañ ko bu fekkee ne am bëgg ngeen ci détail dina mën a doon ci vidéo waaye dina am itam ci document boo xam ne dinañ ko fi yónni bëgg naa accès ak moom sax waaye dafa fekk impression bi moo jeexutoon mu am wàll bu am solo mooy les institutions yaakaar naa am na itam ku poser question ci bu jëm ci loolu le pouvoir du chef de l'État démocratie dafa am ni muy doxee démocratie du yëfu buur démocratie ñett dañu war a nekk ñetti tànk ñoo ko war a téye benn exécutif d'accord exécutif président moo koy ilif ñaar pouvoir législatif mooy député yi dafa war a indépendant di contrôler exécutif di génne loi ñett pouvoir judiciaire ñi yore yoon ñooñu dañu war a indépendant waaye mënuñu am système boo xam ne dinañ ko tuddee démocratie ndax nag loolu mënut a doon démocratie nga ilif exécutif moom sa gouvernement ilif assemblée nationale ndigal boo joxe ñu topp la ci ba ca ndigalu dof ndax soppi constitution charte réew seen député taxaw ne dañ koy def te duñu débat du am mais loolu mais xanaa boog c'est pas possible loolu war nga sax rus ne noonu nañu jéem a débat rek wane ne débat am na waaye sans débat on adopte on avance ba pare pouvoir judiciaire itam gis nga ni muy doxee li ñu bëgg a indi ma tontu ci je crois que c'est Chérif qui a posé la question pouvoir exécutif ci boppam du ñu bàyyi président fal n'importe qui n'importe comment ndax mbir mi réew bi ñoo ko bokk te liy doxal réew mi jël koo xam ne xamul dara fal ko ci kaw politique politicienne bokk na ca am na ay ministères yoo xam ne te étranger bokk na ci ñuy toppatoo la diaspora intérieur agriculture finance au moins yooyu mais booy fal te loolu am na ci di nga ko gis ci États-Unis mais booy fal nga ne kii laa bëgg a fal assemblée nationale seet waxtaan ceeg moom seet CV bu fekkee ni mënul dem ñu ne kii mënul dem boo insister nag xëy na ñu bàyyi la ko waaye askan wi dina xam ne kii mënul dem dañ ko war a soppi une fois deux fois xëy na nga indi bu boobaa ñu bàyyi la nga tàmm ku la neex mais ñëw rek duggal kenn waaye naka nga mën a fal ministre de l'intérieur bu nar a toppatoo ay carte fekk bi Sénégal di indépendant ba tey depuis 1960 kooku dong moo mës a signé faux rapport de présentation ñu xam ne d'un décret ñu xam ne kii c'est un faux rapport de présentation
ndax génne naa ko enquête naa ko bind naa ko président de la république ne ko lii c'est un faux kon na nga def enquête administrative def enquête judiciaire non seulement ñu bàyyi la ci gouvernement waaye dénk le ministère de l'intérieur ñi nga xam ne bii c'est celui qui exécute la loi dans une certaine mesure loolu naka la mën a kon loolu am assemblée nationale yi dina am loo xam ne dinañ ko dindi ci moom dinañ ko dooleel waaye am lu ñuy dindi ci moom foyer constitution dafa doy at bu ne ñaari at nga soppi constitution ci kaw man dama bëgg a toog bëgguma dem lii moo ma arrangé article bi arrangé wu ma ça suffit benn constitution mooy am askan wi le peuple waaye du ñu bàyyee ci assemblée nationale ne allez on change la constitution sans débat ni ñuy falee député itam dinañ ko seetaan suffrage universel benn circonscription benn député raw gàddu bi c'est antidémocratique ba noppi ndegem politique yeete la wax naa ko sànq ñu jàngal nag sénégalais yi ne député ndawu askan la député ndawu askan la du ndawu président de la république bu boobaa on n'est plus en démocratie waxuñu ngay xeex président de la république wala exécutif waaye bu ñu indee loo xam ne baax na ci askan wi nga ànd ceeg ñoom bu fekkee ne indi nañu loo xam ne baax na ci askan wi waaye mëtul mu am luñ ci yokk mooy amendement bu fekkee ne indi nañu loo xam ne baaxul ci askan wi ñu bàyyi ko ñu bañ ko voté ak boor boo mun ci bokk wala dafa war a bokk ci suñu culture citoyenne ñu indi ko ci bu ñu bàyyee assemblée nationale jëm ca pouvoir judiciaire foofu itam ndegem constitution bi nee na pouvoir exécutif am na muy gouvernement pouvoir législatif am na muy assemblée nationale pouvoir judiciaire am lu tax nga bëgg pouvoir judiciaire pouvoir exécutif di ko ilif en conseil de la magistrature suprême au conseil de la magistrature du Sénégal non dañ leen bàyyi ñu gérer seen pouvoir ndax magistrat dina dem toogi ci conseil des ministres di seet ndax pouvoir boobu mi ngi dox ni mu waree te lu bëri mi ngi jógee ci président buy dogal carrière u magistrat kii fii laa ko bëgg kii nañ ko affecté et cetera kon rééquilibrage des institutions am na solo te nag loolu tam war a bokk ci seeni critères ëllëg bu ngeen di fal président de la république da ngeen taamu koo xam ne dina nangu wàññi dooleem bu toogee ndax ci moom la mën a jógee ci moom la war a jógee mu ànd ceeg l'Assemblée nationale. ma ñëw nag léegi ci li nga xam ne lii yéen a ko moom muy diaspora ak émigré man jàpp naa ne seen mbëbët bi jiitu mooy Sénégal na dox am na li tax ñu jóge fa mënuñu fàtte liñ fa bàyyi moo indi ñuy yónnee weer wu ne ëllëg itam am na solo ñu mën fa dellu kon Sénégal na dox ci yoon kon lépp luy defar Sénégal rek loolu ànd ngeen ci te bokk na ci programme bi nga xam ne am na as néew lu ma leen ci wax waaye ngeen am itam yéen wàll ci développement Sénégal te yéen a ngi koy dox ndax tudd nañu les transferts disons 1000 milliards di fàttali sax ne loolu am na lu ma ci liggéey te defaguma politique ndax bi may uti ji Western Union bi may uti ji MoneyGram te balaa booba sax ñi nekkoon tugal dem naa ba taxawal benn système spécial ñu tuddee ko TIP déggoo ceeg la poste française ba muy faciliter transfert u Sénégal yi jëm ci Sénégal transfert yooyu am nañu solo lool ci koom-koomu Sénégal am na ku ko wax sànq
yaakaar naa c'est monsieur Cheikh Niang dëgg la bu yëf yi méttee ñu téléphoné leen ngeen joxe waaye wax naa ko sànq bi ñuy añ ba ne Sénégal bu fekkee ne diaspora toogoon na ñaari weer dong banque seen loxo expert bi explosé. kon stabilité bu munti am Sénégal stabilité politique stabilité sociale seen liggéey la yéen de wala dafa wër a wër waaye yemu leen ca loola ci politique sociale ak politique ci stabilité sociale ak stabilité politique am na wàll boo xam ne mi ngi jëm ci dund waaye am na wàll boo xam ne mi ngi jëm ci investissement muy kër bu ngeen di dund kër bu ngeen di liggéey kër liggéey lu kër am na maçon bu cay liggéey am na carreleur bu cay liggéey am na plombier bu cay liggéey étanchéité et cetera et cetera fu ne ci dëkku nasaraan yi dañu fay daal économie de l'habitat ndax li muy indi ci koom-koom dafa rëy ci économie loolu itam bokkoon ci bi ma nekkee banque de l'habitat du Sénégal di wëri ji l'épargne des émigrés am na wàll boo xam ne ñi ngi koy dugal ci ay école ci ay lycée ci ay centre de santé ca sama discours ba sax nee naa même li jëm ci jumaa yi mi bokk na ci liy indi jàmm Sénégal kon Sénégal war na leen delloo njukkal ci naka benn bu ngeen fi nekkee ak ñaar itam seet naka la ñuy waajal seen dellu muy yéen muy seeni njaboot li ma ciy jiital man mooy recensement dafa am solo te bu ma nee recensement du rek war a mën a xam ne diwa ngi fii mais du ñun rek ñoo am ay émigré mais Tunisie am na émigré Maroc am na émigré ak yeneen i dëkk waaye booy recenser émigré doo seet rek am na ku ko wax sànq jàpp ne c'est du bétail électoral li ma neex ci ñoom mooy nañu am seen carte dañuy bañ a am ñi ma contre bu ñu am waaye ñi am nañu voté bés bu ñuy voté naa seet naka laay laqati mbir mi non émigré da nga war a xam fa mu ne benn ak itam li mu jàng ak ci lan lay yëngatu di ci liggéey ndax ëllëg nga war ko mën a soxla sa réew boobu bu ma waxee nga war ko mën a soxla sa réew war ko mën a soxla mais man j'ai créé un compte LinkedIn bon xam naa comme dañu ne bon Abdoul Mbaye technocrate et cetera maa ngi toll ci presque 20 000 amis ci biir compte LinkedIn mais damay waaru ci yàlla ci compétence yi am na ku ko wax sànq ko c'est Cheikh Niang mais des scientifique intellectuel tellement pointu yore ay responsabilités yu dul jeex en Europe aux États-Unis mais wax naa ko ci discours bi itam mais amul réew boo xam ne war nga mën a jàpp am koom-koom te boolewoo ci te talent loolu foog mu am te amul koo xam ne génn na Sénégal te mënul amal njëriñ Sénégal bu dellusee normalement ndax expérience yu liggéey bu mu am waaye bu dul expérience yu liggéey rek expérience lu xool boole ci xel loolu rek doy na kon recensement boobu am solo benn loo jàng foo nekk looy liggéey ñu lay topp bu loolu amee ba noppi nga mën a taxawal ay consulat yoo xam ne dinañ mën a liggéey mais nag attention muy consulat muy ambassade képp ku cay liggéey muy sax administration au Sénégal dañu war a seet ni ñuy taamoo ña fa ne mbir mi du yëfu politicien du yëfu xarit yaa ma neex du yëfu bëgg naa nga am non
da ngay jël ay nit ñu compétent ba pare nag xam ne seen compétence dafa am fu mu yem consulat mënatul liggéey te amul conseiller juridique nga utal ko avocat bu xam loi dëkk bi ñuy apporter ñuy joxe assistance bi war bépp koo xam ne sa doomu réew mi la mu dëkk ci dëkk bi nga ne loolu sax fàtte naa ko sànq ci kaw wàññi doole président de la république décret kaay ma fal la décret kaay ma fal la décret kaay ma fal la loolu dañ koy soppi commission mooy am ak appel à la candidature poste bi soxla nañ ci ku nii mel ci wàllum diplôme ci wàllum compétence ci wàllum expérience commission ba seetee loola ba noppi génnee ci lu mën a day ni ñett walla ñeenti dossier loolu ñu yóbbul ko président moom bu daal di taamu waaye sama goro la xaaral ma dénk ko ministère de l'hydraulique ñu ñàkkee ndox te amul musa ca liggéey xamu ca dara mais le problème tudd naa sànq investissement yi nga xam ne yéen ñu koy defi fële Sénégal habitat am na waaye mën nañ ko yaatal itam ndax yéen a ngi toog consulat war na leen a indi jox encadrement ci évidemment lépp lu jëm ci document administratif ak yooyu ñu koy gaawal di ko yombal c'est extrêmement important muy fii muy feneen ndax ci liste électorale yi ñu doon mais dama gis loo xam ne di c'est incroyable yow da ngay yore sa carte d'identité ñu ne la da nga war a génne yi indi extrait de naissance ak non carte bi sax ñu ne doyul sa numéro foog nga photocopier ko certifié conforme boo koy certifié conforme ñu ne foog nga dem ca commissariat ba nekk ca fa nga dëkk nga soxla casier judiciaire ñu ne foog nga dellu ba fa nga dëkk booba yaa ngi Dakar nga war a def ay kilomètres dem di ko mais qu'est-ce que ça veut dire ça muy Sénégal muy hors du Sénégal mais informatique fi mu toll tey mënuloo en 2 jours 3 jours jox rendez-vous génne sa kayit joxe waaye nag loolu yëpp rek ci mbëbët mi de maa ngi sopp naa ñu mën a ñëw ne ma soxla naa lii ma bon ci alors bon waaw lii def ñëwal ëllëg bon waaw joxe naa lii bon ok d'accord kon dinañ la ko defal non nañu génn ci loolu on a qu'à moderniser notre administration loolu am na solo loolu mooy mën a indi itam ñu fay daal les conventions sur les retraites mais ci biir commission mixte bu bees boo xam ne bi dinañ ko war a taxawal ndax 1992 moo doon bu mujj bi c'est inadmissible lu jëm lépp luy France Espagne Italie ay dëkk yu mel ni Mauritanie Mali Côte d'Ivoire Sénégal yi bari fa mais loolu dañ ko war a topp régulièrement mënuñu toog ay at yu nii mel te defuloo ko dégg naa sax ne am na convention yoo xam ne signé nañ ko ba tey kenn xamul lu nekk ci convention yi loolu am boo signé convention boo xam ne ça porte sur les intérêts nationaux dans un pays mais nañ ko yëg nañ ko xam na nga leen informer cette naka nga leen ci dimbale bu ngeen fi nekkee mais ça concerne toute la diaspora mais maa ngi wax ñi xam ne ñi ñoo nekk Brescia investissement yi mën na ne ca Sénégal dañ leen ci war a gunge di waajal seen retour ëllëg jàppuma man APIX war a doon loo xam ne balaa mu jóg investisseur étranger ñëw ak ay milliards yu dul jeex mais 1000 Sénégalais bu ñu indee un million ça fait 1 milliard benn tubaab bu indi 1 milliard ça fait 1 milliard c'est la même chose waaye ci li ñu gëm te ma waxoon ko sànq 1000 Sénégalais yu indi 1 million ñu dimbale leen xëy na ak lu ko mën a ëpp
dimbale leen ci ay micro projet mais li muy jur ci emploi ak koom-koom mooy ëpp. L'effet multiplicatif en économie c'est important. Kon APIX dañuy seetaat li mu jàpp mu war a doon priorité lépp ci priorité la ba dama tontu sax Mamadou Lamine itam investissement am na wax naa ko sànq mi ngi jëm ci ay école mi ngi jëm ci ay lycée mi ngi jëm ci ay centre de santé loolu état moo ko moom waaye ba tey bu fekkee ne soxla nañ ko état mënu ko ndax mënul lépp itam da ko travailleurs yi def nekk diaspora bi mën ci dugal loxoom tuuti waaye li ëpp solo am na ay investissement yoo xam ne mën na am retour sur investissement ndax dëkk yi ñàkk ndox bari nañu dëkk yi ñàkk électricité bari nañu te wax nga ko mais mën nañu taxawal des petits projets d'électricité solaire yoo xam ne benn diiwaan moo koy soxla wala ñaar wala ñett mais en partenariat public privé ndax foofu itam war nga mën a bañ a yem rek ci foog mu doon autoroute de 50 milliards wala 100 milliards non y a des petits projets 20 millions 30 millions buñ ko defee ki nga xam ne kii mi ngi bitim réew jàpp na ne mi ngi dimbale goxam waaye itam ku ne dina nangu ne buñ la joxee électricité jox la ndox dina am loo ci mën a fay bu fekkee ne agsi na ba sa kër bu boobaa on monte des projets avec l'aide de l'État encadrement État ba mu mën a jur loo xam ne yaa ngi liggéey fii waaye am na loo yóbbu fële mën nga ca investissement mi ngi am lu mu jur mi ngi lay mën a xaar foofu mu des nag léegi jàpp naa war a ñibbi Sénégal ndax ñu bëri ci yéen itam loolu doon na xalaat ci yéen walla sama doom yi amuñu emploi bëgg naa ñu mën a ñibbi Sénégal bu boobaa man li ma ci gis mooy ci projet yi ñuy xalaat par exemple maa ngi woon Almeria en Espagne ñu ngi ci doon waxtaanee sànq sax bi ñuy añ bu neex bi ñu sukkee toggal ba si c'est sànn toogu fi walla sàmm ñu nga ca ay toolu tomate Sénégal tomate bi ñu fa soxla pour ceebu jën yi doyul ñu ngi koy jëlee bitim réew tomate biy dugg ci ceebu jën double concentré la da ngay jënd bitim réew li ñuy wax triple concentré mu dugg ci usine bi ñu am luñ ci yokk mu doon double concentré te autosuffisance Sénégal ci tomate loolu ci ñaari at ñetti at maximum mën na ñëw ci kaw maîtrise de l'eau am na solo ndax wékk lépp rek ci benn taw moom doyul mais fu ne am na ndox Sénégal xanaa foofu fan nga war a wàcc rek ba am ko ci su sol waaye bu fekkee ne loolu am nga ci solution am nga lu ko saafara bu boobaa travailleurs yi nekk Almeria ni nekk ci tool yi mais am na ñu xam-xamu tomate nga daggal leen ay parcelles di ñëw toog li am solo itam ci sañu mbéy te mu am solo lool mooy saa yu ma toogee ba nekk ci mbéy mi li nar a génn naa ko jaay ba noppi balaa may door sax naa xam ki ko nar a jëndi te bu boobaa da ngay indi li may wax ni dama ko def quand j'étais premier ministre nga indi li ñuy wax contractualisation diggante industrie bi defar concentré de tomate ak ñiy béy tomate bi signé naa la contrat bi boo indee lii 5000 hectares dinaa la ci 500 hectares dinaa la ci dimbale nga mën ko béy waaye boo jeexalee naa jënd tomate bi dugal ko ci sama usine mais yooyu yëpp dafa soxla xalaat nag bu mën a jógee bu war a jógee ci bëgg naa amal njëriñ sama askan ak fu mu munti doon waaye lu ne rek ku ñëw rek ngay xalaat lan mooy dugg sama poos
mais lu noonu mel doo ko mës a jëf. D'ailleurs toog naa loolu jëmoon naa ko indi ba ñu def ko ci benn at indi ko ci naka ñi nga xam ne ñii industriels yi triple concentré bi ñu doon jëlee bitim réew di ko indi Sénégal dama leen ne léegi lii du nekk ti libre dëgg la am na lu ñu soxla ndax nekk gu ñu autosuffisant waaye bu fekkee ne ñett ngeen ki gën a jënd tomate local mooy gën a mën a indi tomate triple concentré bu jógee bitim réew ñëpp nangu ko signé mais ñuy xëccoo commande yi ak béykat yi c'est comme ça qu'on développe un pays loo xalaat rek na nga xalaat lan moo mën a indi comme ci loxo sénégalais loolu tam indi fàtte naa ko sànq bi may présenter programme fi ñu jiitalee ñoom li ñuy wax grand projet ñu bàyyi ko indi grands travaux à haute intensité de main-d'œuvre ndax grand projet dëgg la gënal na leen ci kaw seeni daraja xëy na ci kaw ratal nañ ko tuddee noonu waaye day indi lépp bu dul jeex benn kon gënul ci économie ci koomu Sénégal suñu doom yi suñu sët yi dinañ ko fay ñaareel bi itam dina bari ci grand projet technologie boo xam ne day indi nga war a uti ji entreprise étrangère génne ko ci loxo sénégalais ma jox leen ci benn exemple TER bi ñuy coow mu cher lool nar a ëpp 1000 milliards de francs CFA benn boo seetee bi Nigéria taxawal moom wees na ko ñeenti yoon ñeenti yoon au kilomètre de route ñu ngi mujjee jël marché bi di ci ëpp jox ko benn entreprise française boo xam ne mi ngi doon daan ñu kontaan ci loolu ñu duggal ci TER ci 60 kilomètres de rail mënoon na defaraat raayu Sénégal mënoon na ko defaraat ba indiwaat li nga xam ne lii nekk na ci suñu projet ñun raay yu bees diggante capitale régionale te bu fekkee ne mës ngeen a gis réew bu émergent te raayam di sooxe di ñuy bàyyi raay na ngeen ko tudd amul. Un pays en développement ne peut pas abandonner son rail kooku amul mais moo am ma jox leen beneen exemple ñu ne loolu grand projet lañ ko mën a jàppee mooy nouveau palais présidentiel à Diamniadio dem nañu ba tudd 100 milliards de francs CFA téeméeru milliards jiital ci uti ji architecte étranger ëllëg buñ ko naree tabax ay marbre yeeg ay robinet en or ak yooyu fan lay jógee du Sénégal 100 milliards yooyu man de bi ma nekkee premier ministre bëggoon lépp lu jëm ci abri provisoire xam ngeen luy abri provisoire xale yi di ci jàng mooy borom sàkket yeeg kii mbaar la exactement ne mbaar yooyu nañ ko dindi ñu recensé ko yëpp ci Sénégal budget bi ñu génnee woon en 2013 c'était 73 milliards de francs CFA 73 milliards mën nga dindi abri provisoire waaye boo dindee abri provisoire war a tabax ay classe mais maçon sénégalais ngay liggéey loolu ndax salle de classe ñeenti fondation ñeenti mur bunte fenêtre ak toiture maçon bu sérieux mën na ko
waaye bàyyi nañu loolu bàyyi nañu war a liggéeyal maçon sénégalais di indi ay palais présidentiel de 100 milliards. bu ñu jàppee APIX mu war a doon conseiller ak encadreur investisseur mais nag tout investisseur booy xeeb bu ñëwee ne 5 millions laa am wala 3 millions laa am nga war a seet ci naka nga koy mën a dimbalee ba mu taxawal une petite activité te petite activité yi ñàkkul la ñu ngi doon wax karnaa barke démb laa ko doon wax mu demee menuiserie métallique bi nga xam ne ñu ne dañ ko war a suuxal màggal Sénégal ndax yoon la bu ñu soxlaa pont di ko jëlee ji Chine pont ndax yoon la itam bu ñu soxlaa trombone yi ñuy def ci lettre yi ñu di koy jëlee Chine mais exemple yu noonu mel du ñu jeex waaye dafa soxla liggéey ak yéene nga recenser loolu yëpp liy dugg ci Sénégal jógee bitim réew te mu yomb defar yenn say ay machines yu tuuti lay doon peu de choses donc amul loo xam ne war nga ci mën a xeeb waaye da nga koy organiser itam recensement de type d'activité formation complémentaire loolu mën na ne ci fii balaa ngay dem ak ca foofa booy àgg boo fay àgg ak itam seet aide financière bi nga xam ne bii projet bi mën na ko soxla itam ca booba itam am na wàll boo xam ne mën na jógee ci réew bi ngay génn am wàll boo xam ne mën na jógee ca Sénégal bi ngay fekki commission mixte nag jot na kooku moom ça va être une priorité waaye jóg ci itam ni nga xam ne nii Abdou wax na ko sànq ñun loolu la ñu jàpp war ko doxalee te loolu la ñu wone bi ñu nekkee premier ministre doo jóg naan xam naa lépp mën naa lépp xaaral ma dogal di oote signé ay convention yoo xam ne yaa ngi mujjee ci di leen di làq da ngay laajte wax naa ko sànq ñoom Alfred yéen seen association yéen a war a jëkk jóg ne lii ak lii ak lii ak lii jàpp nañu muy jafe-jafe ci ñun fii ci fu ñu ne jàpp nañu ne lii ak lii ak lii mën na ko saafara bu boobaa ñu waajal commission ci kaw loolu nga xam ne dégg nañ ko ci yéen gis nañ ko ci yéen di leen jaajëfale ci seeni dalal bii ngeen ma dalal tey ndax nag ci dëgg-dëgg lii de bokk na ci yaakaar naa ñaari daje yi gën a am solo gën a am maanaa te ñu mës a am ma nekk ci tournée à l'étranger auprès de la diaspora donc félicitations ci question yi nga xam ne am nañu ci ñu ci dikk te xëy na tontooguma leen bon Mamadou Lamine Badji il a surtout fait des suggestions ay suggestions la def boo wax nga dëgg yéen da ngeen di sonn daan seen doole fii yónnee xaalis Sénégal mu am xaalis bu fay jógee wala koy yóbbu feneen ak di ko pasar yi di ko teg ci loxo ay tubaab ay ñu mel ni Frank Timis suñu pétrole bi nga xam ndax ëllëg bu Sénégal naree naat liñ ci mën a am yaakaar mooy pétrole bi ak les ressources naturelles mais pétrole ak gaz bi surtout nga jël ko di ko teg ci loxo saay-saay noonu laa ko mën a tuddee ndax dafa di koo xam ne jàpp nañ ko muy jëfandoo drogue ba pare teg ko ci faux décret naan waaw société la boo xam ne yàgg nañu ci pétrole ñu nga ca Asie bare financement ba fekk muy société boo xam ne juróomi million capital la 5 millions capital waaye mënoo ko jox Sénégalais njëgu oto tuuba na moom laa doon wax ca benn émission c'est un
scandale société boobu ñaari weer lañ ko créé jox ko pétrole ba teg ci at mu disparaître c'est terrible. Maîtrise de l'eau am na lu ñu ci wax énergie bi itam am na lu ma ci wax te mu war a fay daal lool solaire ni ñu ko waxee énergie verte mais merci beaucoup Mamadou Lamine ndax mi ngi ci suñu programme tournée yi may def ca Sénégal li ma ci gën a metti mooy dëkk booy waaj a dugg mbalit moo lay teertu booy dem mbalit moo lay tàggu mais c'est incroyable na ngeen seet booy dugg mbalit booy génn mbalit te li ci gën a metti mooy l'économie verte ça existe wax nga ko traitement mën nga ci génne compost bu dem ca tool ya traitement mën nga ci génne même les plastiques là qu'on ramasse mën nga ci génne des articles de recyclement de recyclage y a l'économie de récupération dafa am mais loolu fajaluñu ko c'est pas le problème. Ibrahima Diallo yaakaar naa am na lu ma la tontu ci ñaari question yi nga doon wax vision pour le Sénégal et de l'extérieur ak le modèle économique pour la relance. Alfred waxtaan nañ ci tey suba mais boo jógee ba fay daal rek la petite structure loolu tam bind nañ ko ci suñu programme délocalisation industrie ak manufacture à l'étranger war nañ ci góorgóorlu waaye day fekk itam mu am des espaces d'accueil zone industrielle yoo xam ne ci loolu dañ koy waajal ndax dëkk bu mel ni Touba par exemple plus d'1 million d'habitants mais dëkk mënul doon rek dëkk pour dëkk pas seulement un lieu de résidence foog te bu 1 million de personnes boo ko amee war na am fu ñuy liggéeyee donc am na solo tey ñu taxawal une zone industrielle bu am maanaa te lii mën na doon loo xam ne dina fa indi ay entreprises yuy liggéey ci Sénégal jiital marché Sénégal waaye itam di exporter xëy na sax muy dellu si fii on inverse les circuits de commercialisation le sens du commerce document administratif yi am na lu ma ci wax Oumy Sène wax na lu jëm ci retraite yi loolu dina bokk ci commission mixte yi te dinañ ko dafa am dafa ne lu am solo lool bokk ci nga mën a xam li nga xam ne lii yeneen dëkk yi jaar nañ ci am nañ ko ci nii ba duñu mën a def discrimination ànd ceeg itam ay conseillers juridiques yoo xam ne dinañ la amal njëriñ booy toog di war a waxtaan ak ñoom bourse des enfants bourse pour les enfants liñ ci mën a tontu mooy amut waroo def différence entre ñi nekk bitim réew ñi nekk ci Sénégal bourse au mérite man mii di wax ak yéen man bourse France moo ma jox bourse mais parce que ndax dama nekkoon parmi les meilleurs élèves bacheliers au Sénégal noonu la amee bourse ba mën a jàngi bitim réew donc bourse daal ndegem ñi ko soxla bari nañu dañuy taamu ñi nga xam ne ñi ci la ñuy gën a am espoir am na wàll itam boo xam ne sinon c'est difficile boo indee yeneen critères ndax bu fekkee ne teg nga bourse boo xam ne dina war a mat fukki yoon li ku soxla li ku des Sénégal soxla ça devient un vrai problème politique. Chérif balaa muy wax pouvoir chef de l'État ñëw na ci caisse noire dinañ ko dindi bàyyi ca tuuti li tax ma wax loolu mooy en tant qu'homme d'État en
ayant observé, ayant exécuté des responsabilités d'État am na loo xam ne mënatu xaar waaye dafa war a jëm ci lu am solo lool lu mën a mel ni sécurité nationale ndax am na lu la mën a bett mu mën a doon musiba nga war a soxla dara ci saa si mën ko faj waaye caisse noire boo xam ne du am justification même bu fekkee ne néewal nañ ñi ko war a xam ci biir secret d'état secret défense loolu moom du am dañ koy wàññi bu baax a baax te loo ci laal il faut que mu am commission bu ndaw ba ca te boole ci les représentants de l'Assemblée nationale boo xam ne dina xam alal bi fan lañ ko duggal ak naka lañ ko utiliser mais caisse noire boo xam ne day du ma sa jeex da ngay tibb rek di joxe di tibb di non c'est pas possible ça loolu moom ça va s'arrêter bon carte d'identité yi moom jot nañ ko wax Abidjan yi mu ci wax yëpp dëgg la il faut protester ñun ca foofu itam ñu ngi def li ñu mën mais contestation ak xuloo ak xeex moom mën a indi loolu il faut protester te explication bi itam am na solo ndax fii moom dëkku démocratie la ci li ngeen fi mën ñun mënuñu ko ñun bu ñu génnee rek gaz yi commencé dal bañuñu ko noyyi naa gaz lacrymogène ba noppi nag muy ko soxor mais gaz yu saf yoo xam ne ñu ne Chine la jógee xaw ma dañuy yokk poobar bi c'est pas possible hein voilà di leen waxaat nag sama mbégte Abdou Ndaw am na sànq xalaat boo xam ne xalaatal na ko waa presse yi fi jógee ma dooree ko ci Penda Kébé ndax xam naa li mu doon amal njëriñ fii ci biir diaspora bi yàlla def itam waajuram bu jigéen maanaam rakkam bu góor di sëy ak sama jarbaat di fàttaliku itam Seydou Gadiaga di fàttaliku Mody Diop ak Mor Samb ak Idi Diène di sakku ci yéen ñu ñaanal leen suñu ustaas dem na président Oustaz Wadane Oustaz Wadane président Wadane Diop. ok Diop ñu defal ñaan ñi nga xam ne ñi jóge nañ fi ñaanal leen yàlla xaare leen àjjana bismillah kon ñu jàng Fatiha fukki Lixlaas ak benn yéenu yor bi comme ni ko Serigne Abdou waxee mbooleem mbokk yooyu nga xam ne lim na leen fi te ñu bàyyi ko fi ginnaaw Fatiha fukki Lixlaas ak benn ñu tëjee ko salaatu ala nabi bismillah
اللهم صل على سيدنا محمد الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرانا ونور ما تلونا حدث ما سمعنا حد وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. jërëjëf Oustaz Fadal. insisté nag ci dara li leen di gën a dooleel waa diaspora bi bu ngeen xasee ba génn ba ñëw ci dëkk bu di mel bu leen mës a fàtte ne c'est la solidarité entre vous. La solidarité la plus large possible da leen koy yaatal dëgg la am na loo xam ne gis naa ko Tugal gis naa ko Espagne gis naa ko Italie nekk ci daayira yi lu am solo la nekk ci groupement de famille lu am solo la ndax dafa bokk loo xam ne li nga doon dund Sénégal moom ngay dundaat fii waaye bu leen mës a fàtte ne bu loolu amee ba noppi li am solo mooy solidarité construite ba jëm ci fédération ak super fédération solidarité boo xam ne sax bu demee ba jeexal Sénégal yi bokk réew ñu mën a tabax solidarité diggante émigré sénégalais yi ak yeneen émigré yi c'est le meilleur conseil. Président yaa ngi en direct ak seen télévision A2 yi bi nga xamante ni moo fi nekkal inauguré yi ñu bëggoon la laaj rek ñaari question bu njëkk bi mooy sababu ñëw bi nga ñëw Italie ak itam sa gis-gis bi nga xamante ni sa parti am na ko ci wàllu immigration. waaw ni ma ko waxee sànq te nga yaakaar naa yaa ngi toog li ñu war a nangu mooy Sénégal lu bëri war na ci delloo njukkal émigration ndax wax naa ko sànq diaspora bu jàppoon rek ñaari semaine laa wax de war a banque seeni loxo du am lu ñu yónnee Sénégal kon dëkk bi dina tàkk kon jàmm ba na ca Sénégal lu bëri li ko waral mooy li jógee ci diaspora di dugg ci biir dëkk bi di yombal dund Sénégal ya fa toog seeni njaboot ak seeni àndandoo delloo njukkal nag mi ngi war a door ci bu ñuy fal ay consul bu ñuy fay ay ambassadeur bu ñuy duggal personnel ci biir consulat yi nañu taamu ñoo xam ne duñ fa nekkal parti politique waaye dañuy toog jiital njëriñu sénégalais yi nekk ca dëkk ba ñu leen affecté ndax am na ay réew yu bari dem naa fa waaye ku ne ñu ngi jooy consul bi duñu toppatoo personnel bi duñu faale ak bu loolu amee ba noppi jafe-jafe yi nga xam ne tudd nañ ko du benn du ñaar ñu jëm ci document administratif ci wàllum passeport ci wàllum carte d'identité bu ñu war a jot ci wàllum ay certificat de naissance ak yeneen bu boobaa jafe-jafe yooyu yaakaar naa dina ñu mën a am lu ko saafara waaye bañ a yem ca loolu itam ndax consulat warut a yem rek ci war a génne ay këyit am na loo xam ne mi ngi dox diggante doomu Sénégal ak gouvernement wala administration réew ba ña ne loolu consulat bi daf leen war a taxawu saa yu ne ci biir convention yi itam nga xam ne ñooy dox diggante Sénégal ak réew ma lépp loo xam ne diaspora bi mi ngi koy jooy war na ca bokk bu yoon dëkk bu mel ni Italie ak sénégalais yi niñ fi bare commission mixte bi mujj ñu naan 1992 la amoon loolu du yoon kon am na bu commission bu ñu war a taxawal lii jiitu loolu nag mooy toog ak sénégalais yi waxtaan ak ñoom diisoog ñoom xam li seen jafe-jafe xam itam li mën a doon saafara ca loola li mën a saafara loola ndax ñooy dund jafe-jafe kon ñoo mën a xam li koy saafara bu boobaa ñu waajal nag commission bi seet itam li nga xam ne lii nangul nañ ko yeneen i dëkk ñu seet naka lañ koy indi itam muy njëriñ ci Sénégal
incha allah monsieur le président kon xam naa dañuy jox rendez-vous suba ci màggalu Touba gi incha allah Ponte Vico jërëjëf.